salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar fii mooy unité 11 ginnaaw gendarmerie bi dend ak hôpitalu Kër Massar bi ñu ngi unité 11 fii lañ nekk mais nag ndox mi nii la ñuy dund ak moom chaque année métti métti boo xamante ne bu ñu yeewoo ba léegi dèjà mënuñu xuus si ndox mi di dem di wuti lu ñu lekk taalaguñu añ ku ndékkiwul waxagoo waxu añ ñu ngi dund loolu boobu ba tey métti na métti boo xamante ne yaa ko gisal sa bopp. lépp loo ci xalaat rek ci métti na ndax kër gu mel nii ay nit nekk ci ay tout tànk nekk ci doy na waar lool ndax lii képp ku koy dund te Macky Sall mi ngi ci teg bëtam chaque jour mi ngi war a jàppale doomu aadama yi ñu war a jàppale ki nga xam ne yéen a tolloo doole kooku waroo ko jàppale ki nga ëpp doole ngay jàppale ki nga xam ne situation am dafa metti muy dund lu mel nii ci biir kër ñooñu dañ leen a war a wutal ay cité dugal leen ci ñu dëkk ci. nga xam nga ne boo tëddee ba guddi nelawoo ba fajar xam nga ne dafa metti ndox mi say bagage yëpp di yàqu xam nga neexul su xol bi moom bu ñu amoon fi ñu mën a dem ñu dem fa moo gën fii moom baaxul moom dëgg yàlla moom ku ñu dimbali daal lañu bëgg ñu génn fii xam nga yow nga yor sa ay njaboot di mel nii xam nga loo mën tëdd sa njaboot lii sama goro la xam nga du mën tëdd fii ñii tam sama goro lañu duñu mën tëdd fii kii ba duggee néegam bii danga ko yërëm ndax moom ko sa moo fi nekk te mënul boppam ne xam nga loolu day metti moo tax ku ñu demee daal lañu bëgg ñun. bon danoo tëdd ba guddi vers 2 heures du matin man daal li ma yëg daal mooy dañ ma fëgg rek na ma néeg yaa ngi am ndox quoi bon ma yeew à ma grande surprise ma fekk mu demee nii quoi. waaw mais nag affaire bu metti la quoi parce que tamit xam nga dëkk ci kër xam nga munoo nelaw xam nga munoo lekk munoo naan munoo sangu munoo def dara dëkk ak ndox bon vraiment loolu metti na quoi metti na trop. situation bi daal vraiment ñu ngi ñaan yàlla bon di ñaan nguur gi tamit bu nu mënee jàppale ñu quoi parce que tamit ay soutien famille lan xam nga soutien famille démunie xam nga dañuy soxla ku ñuy dimbali. waaw mais xam nga tamit ngay dund ci lii nii surtout nga doon koo xamante ne dafa wàññeeku dafay metti ci yow waaw metti na trop daal vraiment bu nu mënoon jàppale daal ñu jàppale ñu daal waaw situation bi moom déplorable na. nelawuñ ba bot set nii lañ fanaan a xoole di wal bi muy door a commencé dañ doon wal di wal ba am yaakaar ne ndox mi du dugg si mais dañoo jékki-jékki rek néegi yëpp fees mënatuñ ci dara noonu lañ mujjee kii nii lañ toogee ba bot set suñ bët yaa ngi nii. wóor na yàlla ak yoon gis nga liir bi ma doon sang nii 16 laa teg di ko ci sang xoolal ndékki li biñ koy teg xoolal gaz yi lépp a ngi ci ndox mi xoolal ventilo yi yëpp a ngi ci ndox mi métti na nañu état dimbale ngir yàlla ak yonent bi nañu boole ci ñi ñuy dimbale dëgg la ndogalu yàlla la yàlla def yàlla jàmmunu ci dara mais il faut ñu dimbale ñu tamit bàyyee ñu xel mun ñoo dimbale bu ko defee ndox mi bu ñëwee bañ ñoo sonal nii xam nga mbedd mi bu feesee amul problème mais mbedd fees kër yi fees néeg yi fees fan ngay dem at bu ne nga di ko dund métti na waaw état nag lim gàddu bari na mais na sóoraale daal ne ndox mi at bu nekk na ciy jël matuwaay balaa at bi delsi ci noor bi lañ mun a liggéey dara balaa nawet bi di ñëw mais soo xaaree bem ne këtt na jonn la nga war a liggéey dootoo ko mën a liggéey. tey moom li ñu leen woowee mooy gis ngeen fii Kër Massar unité 11 ni mu mel ñu ngi fi dëkk mais boobu ba léegi nawetu daaw lii moo ñu daloon même chose ren aussi dafa gën a pire te amuñu kenn ku ñu ci taxawu waaw fii moom ni mu mel rafetul jekkul parce que ñun zone bi ñu nekkee ni c'est très rare nga gis ku ñëw fii xool ñu ci luñ nekkee luñ manqué walla dara fi moom dama yaakaar ni dañ ko isolé dafa mel ne bokkul ci Kër Massar alors que ci la bokk. parce que bu ñu demee bañ na dañuy defar Kër Massar aussi dañu war a geestu ñu nekk ci biir parce que fii ni mu mel même affaire de banditisme sax fii nawet bi nii lu ne mën na fee dugg wóorul lu ne mën na fee dugg fekk ñu fi kenn xamul. situation bi moom li mu demee nii xëy na dafa bokk ci dogalu yàlla dogal ndox moom moo wàccee tawam ci ni mu ko soobee. léegi daal lu ci mënta am. soit état la soit leneen lay doon pour daal bëgg nañu ku ñu dimbale soit ñu jóge fi dem feneen suñ ko mënee am incha allahu rabbi ndax lii moom dëkk ci ndox yor ay xaleel wax dëgg yàlla yor njaboot loolu lu doy waar la
te ndox kenn mënta dëkk ak moom parce que dafa sew bi nga xam ne su xasee départ fi mu jëm il faut en tant que àggu fa du taxaw. waaw li ñuy xaar ci autorités yi mooy su fekkee gis nañu lii te am nañ ci pexe am nañ ci solution ñu jéem ñoo jàppale ci ñoom comme ñun niñ ko buggee ak ñoom niñ koy manee waaw niñ ko buggee ak ñoom niñ koy manee lii daal moom la mooy li nga xam ne sàkku nañ ko ci ñoom pour ndimbal. métti na lool waaw loolu daal la ñuy sàkku ñu dimbale ñu ci yàlla rek tax xam nañ nag ne ndogal yàlla la état defu ci dara mais ndimbal li ñoom ñoo ko yor ñu dimbale ñu ngir yàlla ak yonent bi tax rek ñu dimbale ñu comme ça bu munta dañit mu wàññeeku mais at bu ne ngay dund lii métti na te amoo feneen foo mun a déplacé wu tiwo baa ngi nii fees na ba mun a tudda yóbbu ndox mi mu obligé dugg ci kër yi dugg ci néeg yi mais xam nga lii kenn mënu dund ci lii fooy dem fan ngay génn dem fan ci ndox mi ngay xooju nii rek ba kañ bépp bu tiwo bi ndox mi demee nga mun a am moyen di jéem a nettoyer sa kër toogaat te ndox mi kenn xamul fi mu ne nii ubbi na kenn xamul kañ lay arrêté lii kon day gën a métti rek di dem. chaque année nii la. maire bi léegi la fi romb faalewul kenn toppatoowul kenn dafa xam ne liggéeyu fi dara moo tax mu ànd ak gendarme ñu escorté ko mu dem. faalewul kenn rombul xoolul sax kii bi ñëwul sax wàcc pour xool ndox mi inondation bi pour xool nit ñi lu ñuy daj xoolu ci dara muy noonu dem na yoonam. man li ma gën a metti mooy bu élection jotee dañuy ñëw kër gu nekk ñu jox la saaku ceeb ak bidon dëwlin nga fàtte lii ñu voté leen man loolu moo ma gën a metti nit ñi am leen fulla am fayda ngeen dem bindu ji ñu jëlee leen fi il faut ñu jëlee leen fi liggéeyuñu fi tous dara leen fi liggéeyu. fii yaa ngi nekk ci diggante unité 11 moo nekk nii ak unité 9 tali bii mooy tali buun moom moo jëm rond point Dibiteri donc fii nii mën nañ ne mooy le bas fond boo xoolee y a les tuyaux yi nga xam ne moom mooy récupérer ndox mi mais depuis quelques années nit ñi dafa mel dañoo bàyyi seen loxo yaakaar ne c'est des canalisations définitives yii nii c'était des canalisations provisoires. L'État nous avait promis avec le projet 1, 2, 3 phase 1 ñu ne mooy fi ñuy defar pour mu dem géej sotti ji phase 2 ñun la waroon nekk mais on a vu que les politiques ont tout fait pour jël phase 2 bi yóbbu ko fële mooy Camille Basse alors que ñun nous restons encore dans les difficultés. Vous avez constaté que kër yi yëpp dañoo inondé même l'autorité yi fi nekk muy le maire on l'a pas vu gisuñu ko la dernière rencontre bi mu ñëw fii. Il nous avait promis que la phase 2 et la phase 3 allaient démarrer ensemble. Alors que l'ol dara amu ci. Il nous avait donné des dates également, le 5 mai. Nous avons fini pour faire des enquêtes. Nous le cri de cœur des populations, surtout des Parcelles Assainies, Boune, Darou Missel, c'est-à-dire nous n'avons pas de maire. Et que depuis que nous parlons du département de Keur Massar, le tel maire ne s'occupe que de Keur Massar Sud. Donc Keur Massar Nord est laissé en rade. Autant plus que nous allons vers des échéances. Nous appelons à toutes les populations à voir la situation. C'est un coono ñoom ñoo koy régler seen bopp seen coono ñoom ñoo koy dund gis ñu fi benn maire du ministre du président du benn responsable boo xam ne ñëw na au moins soutenir leen taxaw seen wet masawu leen waxantuma ak nag ku leen indil benn moto pompe wala mu indil leen camion hydroculeur y a rien du tout nous sommes laissés à nous-mêmes te loolu dañ koy méttitlu Moustapha Mbengue laa wax maire de Keur Massar romb na fi léegi at le préfet ma arrêté leen nanguñu taxaw mais nag bu fekkee ne autorités yi bu inondation amee nit ñi nekk sous les eaux ñoom dañuy dugg seen i 4x4 yëpp ci ay gasoil def seen délégation ñëw pour def le tour mel na ñu def promenade gisuma sa raison d'être ñu dañoo bëgg maire boo xam ne boo ñëwee da ngay yëg ne nit ñi am nañ métit ñu ñëw taxaw seen wet masawu leen beneen bi mooy li ma wax président de la république depuis que nga signé le décret de Keur Massar comme département Keur Massar Nord est laissée à elle-même
le maire ne s'occupe que de Keur Massar Sud. Maintenant, les populations de Keur Massar Nord n'ont qu'à se mobiliser. Et nous invitons tous les responsables politiques de tous bords, amul parti politique, amul obédience politique, amul mouvement, amul association wala ASC bu ñu bàyyi bàjjenu gox yéen ñëpp la ñuy wax seen responsabilité historique mooy ngeen xam ne élection yi ñu jëm yéen a war a taxaw askan wi parce que yéen a am la légitimité dans les quartiers et que yéen la politiciens yi di ñëw di yaakaar et que tey bu ñu ñëwee seen xaalis lañ leen di proposer.